waaw comme présentation bi day nekk présentation bu gaaw xam naa ki ñuy dalal tey amaana ñu bari ci yéen xam nañ ko muy docteur Alioune Badara Ndione nekk docteur en relations internationales am kuréel goo xam ne moo ko jiite fële ci ministère de la femme de la famille du genre et de la protection des enfants nekk également ingénieur de la formation diplôme boo xam ne mi ngi ko amee CESAC nekk école yi gën a mag Sénégal ci wàllu woowu mu am fa kon moom ingénieur de la formation la mu am fa benn diplôme ingénieur nekkaal ba tey spécialiste des questions de développement et de politique économique moom docteur Alioune Ndione bu ñu koy résumé dañ naan enseignant chercheur écrivain jàngalekat la gëstukat la bindkat la docteur Alioune Ndione économiste planificateur la mu am benn diplôme bu ñuy tuddee diplôme supérieur en animation du développement mu amee ko fële ci école bu mag bële ñuy wax école nationale d'économie appliquée ñu koy wax ENEA nga xam ne école bu mag a mag la par voie de concours nga fay duggee concours bu sélectif foofu la docteur Alioune Ndione génnee école boobu léegi ñu ngi ko tuddee ESEA muy école supérieure d'économie appliquée en même temps wax naa ko sànq docteur Alioune Ndione ingénieur de la formation la diplôme boobu mi ngi ko amee comme ni ma ko waxee sànq si institut bu mag ba la ñuy wax CESAC muy centre africain d'études en gestion bokk na ci institut yi gën a mag waxuma Sénégal waaye ci Afrique ci wàllu domaine yi nga xam ne moom la ñuy jàngalee foofu la génne amee fa diplôme ingénieur de la formation docteur Alioune Ndione ba tey docteur la en sciences politiques ndax am na li tubaab di wax PhD muy doctor of philosophy si université bu mag bu ñuy wax Madison International Research Learning Institute mu nekk université bu mag a mag a mag boo xam ne c'est une université anglaise foofu la amee thèse docteur Alioune Ndione mi ngi porté woon ci sujet bi financement du développement place de la diplomatie dans le processus de planification des projets et programmes de l'État du Sénégal mu defoon ci li ñuy wax benn étude comparative des cas de l'USAID du programme des Nations Unies pour le développement de la coopération belge de l'Union européenne et de la Banque islamique de développement thèse boobu docteur Alioune Ndione bi mu ko soutenir mention très bien la ci am docteur Alioune Ndione ba tey nekk na responsable de la planification stratégique et du suivi des indicateurs stratégiques fële nga xam ne mooy ministère de la famille de la femme ministère de la femme de la famille du genre et de la protection des enfants ba tey yemul foofu docteur Alioune Ndione nekk na formateur nekk encadreur day jàngale di former di encadrer ay étudiants ci seeni recherche seen ay mémoire boo demee université bi ñuy wax université du Sahel dafay jàngale boo demee université Alioune Diop bu Bambey dafay joxe cours boo demee IAM muy institut africain de management bi nekk Dakar aussi dafay jàngale docteur Alioune Ndione ba tey moom mooy fondateur li ñuy wax Afrimaction loolu aussi dina ci ñëw ci biir waxtaan wi waaye en même temps moo nekk président Africa 21 bu Sénégal mu nekk kuréel boo xam ne dafa lënkale ay gëstukat ak i borom xam-xam ci Afrique waaye bu Sénégal moom moo ko jiite docteur Alioune Ndione nag bind na ay livres ay articles yu bari ay articles yu bari des articles scientifiques ñi nga xam ne nekk nañ université xam nañ lan mooy article scientifique ak lan mooy valeur article scientifique bind na ci lu bari waaye tamit bind na lu bari ay contribution dara xew ci Sénégal mu yaakaar ne war na ci yëkkati kàddoom wax ci en tant que intellectuel en tant que scientifique en tant que universitaire su ko defee mu yëkkati xalimaam bind wax ay orientation danañ koy invité ci télé yi lu baree bari su ngeen demee YouTube tey ba tàppe turam di ngeen gis ay vidéo yoo xam ne def na ko muy Sénégal muy feneen ci àdduna bi ci yeneen réew ci àdduna bi dañ dafay faral di invité muy dem wala mu dem représenter Sénégal ci yenn kuréel wala yenn waxtaan wala yenn bërëb yoo xam ne dañ koy soxla ay borom xam-xam léeg-léeg Sénégal yebal ko mu dem ndax wax naa leen ni ngi ministère de la famille bëri na tamit ay article yu mu bind waaye def na ñaari ouvrage yu mag a mag benn bi mooy thèse bi mu bindoon bi mu paree comme mention très bien la ci amoon sûrement avec autorisation de publier mu def benn livre boo xam ne mi ngi ko tuddee woon financement du développement et diplomatie l'attitude du Sénégal boobu nag ñu ngi ko édité woon fële nga xam ne mooy édition universitaire européenne waaye mu bindaat beneen livre bi nga xam ne xam naa moo ñuy gën a intéressé ñun par rapport ak thème bi ñuy waxtaanee tey muy lecture scientifique de l'action de Cheikh Ahmadou Bamba jàngat boo xam ne ni dañ koo tëral ci ay maanaam kii yu leer a leer jàngat scientifique daal loo xam ne nii ci objectivité lañ ko teg ci action bi nga xam ne moom la Cheikh Ahmadou Bamba tëral doxalinu Serigne Touba moom def na ci ab jàngat bu am solo bind ci ab téere waaye tamit
docteur Alioune Dione bind na yu bëree bëri bokk na ci ay kuréel yu bëri waaye comme dañ koy présenté te audio bi déjà gudd na dañuy yemale présentation bi foofu rek bu ko defee di ko dalal ci daayira génération soppey Serigne Sam bi nga xam ne ki ko jiite mooy Djily Diaw Sam ñu koy wax imam Shafi nekk fële ci Espagne docteur bu dee yaa ngi teewlu kon mën ngaa dugg ñu tàmbali émission bi incha allah bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. yéen mbokki daayira bi yëpp maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam di leen nuyu bu gën a tedd ci di nuyoog lislaam di nuyoog cofeel ndax ñu am lu ñu bokk te cofeel googu yi dara waralu ko lu dul ki ngeen di woote woo mu ni Serigne Sam Mbaye di koo xam ne man dama ko yàgg di déglu dama ko yàgg di teewlu ay waxtaanam ndax daf ma inspiré ci lu bëri mën naa wax ne boo xoolee téere bi ma bindoon ci Serigne Touba muy lecture scientifique de l'action de Khadim Rasoul moom bokk na ci ñi ma gën a inspiré te bëri naa lu ma koy cité ci ay waxtaanam ndax dama jàpp ne bu ñuy wax tasawuf ci li nit mën a xam ci wàllu daayir bokk na ci ñi nga xam ne tey ñu raar ñi nga xam ne nit ñu tumuranke ci ñu am leen ci ñu fësal lan mooy tasawuf ak dëgg-dëgg njëriñ la ci nekk nga xam tasawuf boobu mooy ñetteelu dimension l'islam fu ñu tuddee tasawuf rek ku xam sëñ Sam Mbaye ci moom la sa xel di dem muy it dimension bi gën a rafet ci l'islam bi gën a taaru ci l'islam tasawuf mooy tax tey li ngeen di dégg yëpp ñu di ko wax ay nit mën koo mbubboo wala di ko jëfee te ñu nekk ay jullit nit mën ko ŋaññ loolu tasawuf mooy li nga xam ne moo mën a tax ba lu mel noonu du am maanaam képp kuy def lu mel noonu lu ñu mën a ŋàññi rek ci lislaam boo ko toppee rek jëfewul tasawuf boobu nag yéen da ngeen jël ki nga xam ne moo ciy kàngam bi nga xam ne moo gën a ràññeetlu muy sëñ Sam Mbaye ngeen jël ko def ko seen royuwaay def ko mu nekk ki ngeen sopp def ko mu nekk ki ngeen xam ne da ngeen di jéem a teg seen tànk ci ay tànkam fi mu jaar kon loolu mooy cofeel gi tax gannaaw nuyu bu ma leen di nuyu di li ñu bokk di lislaam di Serigne Touba di it cofeel googu nga xam ne dañ ko bokk ak sëñ Sam Mbaye kon ziar naa ñëpp nuyu naa ñëpp loolu ma defoon ko rek pour introduction ci waxtaan. bu loolu jàllee thème bi ngeen ma woo tey pour ma waxtaan jeeg yéen thème bu ma soxal la thème boo xam ne dama jàpp ne sax man indiluma leen dara waaye yéen a may indil dara ndax bu ngeen ma poussé ma di ci gëstu di ci waxtaan dama ciy jëlee xam-xam ndax xam-xam mooy benn mbir bi nga xam ne soo ci xamee dara di ko joxe rek da ngay yokk xam-xam mooy li nga xam ne du wàññeeku ndax benn saa woo joxee loo xam rek loola yaatal nga ko loola dootul dee loola dootul dumuraanke ndax dem na ci ay nit dinañ ko jàllale xam-xam rek ngay joxe muy yokk leneen loo joxe mën naa wàññeeku alal tabewul ne xam-xam alal boo ko joxee naam du wàññeeku ci yow ndax suñu borom da lay joxaat waaye loola nga joxe moom dem na kon foofu la xam-xam nekk moo tax képp ku la woo ci xam-xam ak ci gëstu rek daf laa dimbale daf lay yokk ndax ci biir gëstu googu yow yaa ngi ciy formé wu d'ailleurs boo dee xool loolu mooy am jàngale dëgg képp ku mën a jàngale day xiirtal nit ki ci mu nangoo gëstu kon yéen jàpp naa ne yéen a ma indil occasion boo xam ne du ñàkk ma am lu ma ci jànge bu baax ndax bu ñuy jógee ci waxtaan wi question yeeg yooyu ak xalaat yi ci ngeen ciy dolli faaw ma jàng ci loo xam ne xaw ma ko woon gannaaw bi ma taxawee ak yéen ci jotaay boobu thème bi nag di thème bu am solo li tax mu am solo moo di ne boo jëlee tey dañu ne le modèle mouride comme modèle de développement endogène muy lan modèle mouride ndax modèle mouride am na loolu day nekk li nga xam ne faw ñu njëkk laaj boobu ndax modèle mouride dëgg-dëgg am na su amee naka la mën a nekke ab modèle développement endogène développement nag mooy yokkute mooy li taxoon boo dee xool sunu maam aadama ñu wàcce ko ci kaw suuf ndax bu ngeen demaatee ci xissa boobu bi nga xam ne sunu borom da koo bëgg a wàcce mu wax ceeg malaaka yi li ñuy wax mooy ndax danga fiy wàcce koo xam ne dafay tuur deret ak di yàq ci kaw suuf ñu gis ne malaaka yi ñoom ci seen wàllu bopp li tax ñu def suuf ñoom dëppoowul ak ñoom parce que malaaka duñu matière te adduna dañ ko bind ci matière boobu li fi nekk ci ay gànjar ak yu mënti doon doomu aadama rek mooy ki ko mën a jëriñoo kon mu am benn dimension boo xam ne dimension boobu moo taxoon ñu wàcce ñu muy defar maanaam li fi nekk te foofu la développement nekk li fi nekk lépp di jëriñ nan la ñuy def ba lépp mën a dëppoog nekkinu doomu aadama bu baax nekkinu doomu aadama bu tey ndax boo xoolee bu ñu naan dëkk bi développé wul dañu naan écoles yi amut dispensaires yi baaxuñu amuñu lii donc da ngay gis ne kon nekkin bu baax nekkin bu tey nekkin bu tax doomu aadama mën a épanouir ci bépp anam kon daanaka loolu mën nga ko tënk ci développement ñu bañ a dugg ci yeneen yi ndax yeneen yi moo di lan loo gis dafa am idéologie nag
ñaare lu yàqu foofu lay nekk yàlla na doon idéologie bu rafet waaye ñaare dafa nekk mbir moo xam ne tey day waroo ak dëgg-dëgg lépp loo xam ne day nekk njëriñ ci mbir moom maanaam luñ ciy toftal luñ ciy toftal la ndax tey bu dee ci lislaam buñ ñemee ci lislaam rek jullit yëpp dañuy nekk benn problème du am waaye idéologie yi yeneen yoo xam ne day lal seeni xalaat bu ci moo ciy dolli ba indi ay féewaloo ak yu demee noonu loolu it noonu amee foofu la amee ci développement la amee ci yeneen mbir ba tax na kon ñetti laaj yooyu buñ ko campé ba pare ñu doog a mën a avancer léegi ma ñëw ci modèle mouride moom buñ ci bëggee ñëw buñ ci bëggee waxtaan faaw comme ni ma ko waxee woon rek dañuy delluwaat ci cosaan li mooy ni ma ko waxee woon ci lislaam ndax bu ñu nee murid day xel day dem ci Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne moom moo jël iraada def ko ak yoon maanaam nam àgg ci sa borom foofu nga gis ne bi mu ko indee dafa indi benn forme de pédagogie boobu mën nañ ko lal ci ñaar yoo xam ne ñoo ko lal ñoo ko ŋànk yooyu ko ŋànk mooy himma ak xidma himma bi mooy itte bu pasteefu nga xam tey bi ma koy wax ci sama téere dama ko tuddee une volonté préoccupante himma boobu c'est la dimension li ñu ko mën a waxee individuelle bu li Sëñ Tuubaa di liggéey dafa am ñaar dimension individuelle ak dimension collective dimension individuelle bi moo nekk ci himma dimension collective bi moo nekk ci xidma léegi ndax booy servir booy xidma rek wax nga keneen yaa altérité nekkatul yem waaye itte mën na nekk sa itte bopp donc nga gis ne Sëñ Tuubaa loolu mooy force am dafa am individualité am collectivité loolu mooy force mouridisme léegi individualité ak collectivité boobu nga xam moom moo nekk ci mouridisme tey boo ko dee xool dafa demaat ci l'islam Sëñ Tuubaa léppam l'islam la maanaam dafa incarné l'islam te foofu it da ngay gis ne boo demee alquran à chaque fois bu ngeen seetloo su suñu borom ne kitaaba lu mu ciy teg rek wal hikma à chaque fois doo gis mukk kitaaba te tegu ci hikma bu waxul sax kitaaba ki doon ni mu kitaaba lay wax mu ne ayatullah wal hikma donc dualité boobu nag moom la Sëñ Tuubaa indiwaat ci hikma ak xidma léegi kitaaba boobu li muy def allusion mooy dogme mooy li nga xam ne tey suñu borom dafa ne lii la exactement defe leen ko nii am ci loo xam ne dafa ne lii may naa la nga jëriñoo sa xel pour def ko foofu la hikma nekk loolu mooy différence gannaaw bi ñu la tegee ne leen lii def ko dafa am loolu dañ la bàyyi yow ne la def ko ci sa sagesse gannaaw bi nga xam ne lii mooy principe mooy kitaaba ñu indi la hikma maanaam li nga xam ne tey mooy jóge nag ci sa effort personnel donc jaari dimension yooyu boo ko dee xool moo indi tey li tax ñu mën a wax tey yenn kuréel islamique yi ñaa ngi leen di identifier ci taxawaay boobu l'islam ba mu daj ñaar yooyu la kitaaba la wal hikma amul beneen loo gës soit nga dugal ko ci kitaaba muy ab dog boo xam ne faaw da nga ko jëfe par A ou B wala mu nekk hikma loo xam ne tey ci yow sa góorgóorlu sa xarañ la ko yàllay maye hikma ci la wir di ñëwee ndax nit ki dafa xarañ ci jaamu yàlla ba sunu borom enkeewal ko ab wird boo xam ne képp ku ci jaar maanaam xalal ko ab yoon kitaaba boobu moom mooy li jiitu hikma tegu ci waaye faaw dañuy ànd moo tax sunu borom toujours kitaaba wala hikma lay wax nanguwul benn dem bàyyi ci morom mi boo xoolee mooy waral nit ñi naan charia ak aqiqa ba tey waaye man li ma ci gën a amal njëriñ mooy boo seetloo tey ci maanaam jëfinu l'islam nit ki day gën a ràññeeku ci benn ci yooyu su fekkee dafa ràññeeku ci kitaaba maanaam day am tendance jëm ci dogme fa la wir di nekk maanaam jaamu yàlla bi nga xam ne culte la rek sa diggante ak sa borom loolu moom foofu la kitaaba nekk hikma nag dafa am dimension te diggante ak ci biir société bi te sagesse nga xam dimension sociale l'islam foofu la nekk donc relation verticale bi moom moo nekk kitaaba relation horizontale bi moo nekk hikma kii aju ci kitaaba bi topp kitaaba bi maanaam rek yem ci tey mën nga ko illustrer ci ne moom day dem ba mu jaral ko mu jël wirde wala muy naati la yooyu yëpp day dugg ci kitaaba parce que ci culturel lay tànd waaye ki nga xam ne moom dafa dem ba ne man dinaa liggéeyal suñu borom dinaa ko liggéeyal ci jaam yi dinaa def ci lii kooku mu ngi ci hikma su ko defee loolu moo indi nag ki nga xam ne ci kitaaba rek la yem moom bu demee ba suñu am benn grade bi mooy waral mu dem ba am ab tarixa ba am ngir ndax loola muy jàngale di ko jàllale foofu moo indi benn confraternité moo tax ñu ne ñi nekk foofu ay confrérie lañ leen wax moo tax bu dee ki nekk ci hikma kenn du ko wax confrérie moo tax murid kenn du ne confrérie la ab idéal de société la idéal sociétal la boo xoolee laayeen yi aussi ab idéal sociétal la kenn du ko wax ab tarixa donc tarixa boobu ak une communauté et une confrérie donc ñu ngi génn ci entre ndax lii ci kitaaba la ab dogme la parce que li firnde bi mooy
tey boo jëlul wird mënoo nekk tijaan waaye tey bu dee ci communauté bi idéal communauté boobu ngay nekk communauté islamique boobu boo ca bokkee rek adhéré di ca jëfe rek nga dal di nekk ci biir communauté boobu su ko defee loolu mooy différence bi lii ab wird la ab dogme la ab culte la wala tey comme misaal ab julli rek la wala ab woor rek la boo ci bokkul rek boo ko deful rek bokkoo ca lii nag du julleek woor waaye da ngay bokk ci société bi li ñu bëgg ci jariñ bi ci doxalin bi su ko defee yow yaa ngi ci xikma diggante nekk ci communauté islamique wala confrérie islamique ñaar yëpp kon gis ngeen ne baax na dafa balle ci l'islam donc loolu lu mat a bàyyi xel la ñaar yëpp dañoo am mérite ba tax na tey boo ko dee xool loolu moo waral tey nga gis ñenn ñi sunu borom dem ba may leen benn sañ-sañ bi nga xam buñ koy kuñ ci yar rek wala ku ko jëfee rek da ngay gaaw àgg ci sunu borom ñenn ñi sunu borom wax leen nañu taxawal benn société yar nit ñi ci demee noonu xam ne sëñ Tuubaa duy wax rabbi ashabaka bi himmati wala turabbihim bi darsi faqat donc loolu foofu la jóge ci xikma boobu donc nga xam ne tey mooy himma bi sëñ Tuubaa yare nit ñi ak xidma bi nga xam ne tey moom dafa boole ñaar yi donc loolu mooy force Sëriñ Tuubaa moom dafa boole kitaaba bi ak xikma bi au moment où ñenn ñi dañoo yem ci kitaaba rek yaa ngi dégg ñeneen ñi yem ci xikma rek moom mu boole ñaar yëpp dal di taxawal à la fois moo tax murid am wird murid ba pare mu taxawal aussi benn société donc fu loolu mooy li nga xam ne tey moo njëkk nag ci maanaam modèle boobu léegi su ko defee li mu nekk communauté nag moo waral nag mu am projet de société murid bi dafa lalu ci projet de société nag bu ñu ko waxee day jël société ci anam yëpp nga xam ne bokk na ci gannaaw bi nga xam ne yàlla moo ko lal ndax iraada boobu wax naa leen ko nam ma dem ci borom bi moo tax mu ne dina ko liggéeyal ci benn modèle société xidma boobu moo tax dafa ñëw la première fois ñu gis ci àdduna dëkk boo xam ne dañ ko def jumaa ab jumaa nekk ab dëkk ba ñuy taxawal Touba gis ngeen ko ab même ba ci bañ koy tabax àll bu yaatu maanaam la ñu jël di ko tabax ñëpp mun ñëwoon comprendre sëñ Mourou Moustapha li muy def Touba rek mooy benn dëkk bi nga xam ne jàkk ji moo njëkk nit ñi jàkka la ko njëkk a def taxawal ko ba tax na kon gis ngeen ko yàlla moo taxoon mu kii ko léegi loolu li muy symboliser mooy boo xoolee ba ci wàllu zahir Touba ni mu bindoo ak jumaa ji tout gravite autour de la mosquée donc bëgg-bëgg suñu borom lay junj ne moom moo lal ñëpp képp ku fi ñëw donc boo nekkee Touba day mel ni dëkk da ngaa nekk ci ab jàkka moo waral Touba am particularité am spécificité boobu nga xam tey dañ fay tere lépp loo xam ne dëppoowul ak li nga xam ne mooy li ñuy nangu ci jàkk muy xeeti sàngara ak yi demee noonu donc déjà c'est un projet de société boo xam ne kon gis nga tey am nañu benn modèle boo xam ne dafa bâtir autour de la spiritualité du ma wax religion mais damay wax spiritualité comme ça ñëpp mën cee gis seen bopp parce que suñ ko bëggee def benn modèle de développement faaw ñu décloisonner aspect maanaam communautaire bi maanaam dem ci universalité su ko defee bu ñu ko jëlee spiritualité rek ñu bëri dinañu xaw a d'accord waaye boo ne yemee ci l'islam rek ñenn ñi mën nañ ko bañ a comprendre te comme dañoo bëgg dem def ko modèle de développement endogène ñu déggee endogène pour tout le Sénégal et pour toute l'Afrique kon ci biir loolu ñu xamee ne donc d'abord premier point de départ bi d'abord de ce modèle c'est la spiritualité les principal aspect bi tax mu nekk modèle mooy c'est une dimension communautaire de l'islam c'est pas la dimension purement dogmatique c'est la nekkul dimension seulement cultuelle maanaam du dimension islam bi nga xam ne dafa tënku rek ci ay ibaadaat du dimension islam bi nga xam ne dafa tënku rek ci dogme waaye dafa nekk dimension islam bi nga xam ne ab communauté la alxuraan wax na li kulli ummati ja'alnaa mansakan xeet bu nekk yàlla may na la occasion boo xam ne yow ci ngay amee ak cant ci li la sunu borom defal waaw ci loolu nag bi nga xamee ne moom sëriñ bi dafa jóg taxawal nag léegi benn idéal communautaire foofa nag la problème yi commencé ndax moom bi nga xamee ne dafa jóg dal di jël yoonu tasawuf nga xam foofu sëñ Sàmbay mi nga xam ne mooy seen référence di sunu référence moom wax na ne moom sëñ Tuubaa li ko utaleeg mu tasawufoon yu njëkk yi moo di ne moom dafa taxaw ci anam boo xam ne dafa boole ñaari responsabilité wax naa leen sàng digg ñaari dimension yi wax naa leen ci ci njëlbeen gi collectivité ak individualité sufi yu njëkk yi dañ doon def li tubaab bi wax soufisme ascétique maanaam dañ doon beru di jaamu yàlla dañu daan dem ba boo leen xoolee seen yaram day rang ndax nangoo jaamu yàlla ndax wéetal yàlla ndax tuburanke gi sëñ Tuubaa ne loolu baax na moom ci dimension sëñ Tuubaa da koo dugal moo tax sëñ Tuubaa li force am aussi mooy le mouridisme c'est une synthèse le mouridisme c'est en réalité un métissage spirituel et culturel
te loolu di ngeen ci gis lu bari après ci biir waxtaan wi ba tax na moom Sëñ Tuubaa dafa jël ñaari dimension yi mu jël ascétisme boobu ne waaw naam lu war a am la waaye jëlu ko imposer nit ñi mais da koy imposer sa bopp looloo tax mu nekk ab leader bu charismatique ndax bu fekkee njiit yow da ngaa nangoo tumuraankel sa bopp di dundal ji nga nekk dañ lay bëgg dañ lay topp moo tax Sëñ Tuubaa jël dimension soufisme ascétique boobu maanaam tasawuf boobu nga xam da ngay tumuranke mu xëcc ko jëmale ko ci boppam ba pare indi benn soufisme pragmatique nag boo demee ci Masaalik mu ngi koy wax mun ne su fekkee ne yow soo weroo sa beru ba ngay beru pour jaamu yàlla dana doon lor ci société bi nee na obligation la nga dem ci société bi bañ a beru donc c'est ça loolu mooy tasawuf bu pragmatique moom laay tuddee sama téere boobu lecture scientifique de l'action de Khadimou Rassoul moom laa tuddee le soufisme pragmatique de Cheikh Ahmadou Bamba donc ci moom la ñu xamee loolu soufisme boo xam ne vraiment da ngay nekk ab sufiyanke ba noppi sa responsabilité société bi doo ko manqué looloo waral gis ngeen doole bi mu amoon ci jamono ci wàllu koom ndax tey bu doon jamono tey yi da nga naan Sëñ Tuubaa ci jamono yooyu gannaaw administration moo ëppoon alal la preuve gis ngeen ko bi xaalis bi waree daanu mu yëkkati ko donc la ko mayeen loolu mooy responsabilité boobu ci société bi te ci kanam it di ngeen gis ay firnde yoo xam ne dinañ leen ko jox ci doole bi nga xam ne amoon na ko ci wàllu koom ba tax tubaab bi boo dee xool ngeen baal ma ci waxin dafa ragaloon Sëñ Tuubaa waaye da koo faawoon loolu it lu mot a bàyyi xel la ba tax na loolu lépp li ko may mooy sensu responsabilité boobu ak yaatu gi nga xam ne jëfam da koo yaatu lépp lalu ci wóolu boromam gëm boromam mu jaral ko lu nekk sunu borom fayee ko loolu. léegi ci noonu nag projet de société bi commencé na taxaw Sëñ Tuubaa ñeenti seex yi mu njëkk a seexal boo xoolee kenn ku nekk daf laa yóbbu ci 4 pôles yi ci 4 coins comme ni ñu koy waxee les 4 points cardinaux kenn ki yóbbu na ko fële ci bët Saalum bët Siin noonu daal la ko defee kenn ku nekk mu toftal la ñeent ñoo xam ne ñoom nga àndal sañc dëkk yooyu donc commencé na foofu di maanaam di dégager ay foyer yoo xam ne ay représentants ñoo fa nekk li mu yar li mu namm ñooñu commencé fa nekk ci loolu nag tubaab bi it ak complot yi it buur yi nga xam jamono jooju ñoom dañoo commencé fiir commencé am jalousie parce que mu ngi am pouvoir boo xam ne amuñu ko tubaab bi it am crainte boobu it xam ne kii moom lañ gën a déggal mu ne non kii il faut ñu pexel ko li tax ñu doon ko pexeel bu ngeen xoolee rapport bi biñ ko convoqué septembre 1895 rapport bi lan la li mu wax mooy kii il faut ñu génne ko ci réew mi ba li mu jàngale c'est ajustement yi nga xam ne def na ko fi ba loolu jeex takk ñu doog ko indiwaat donc c'était bëggoon nañu fay loo xam ne ci boppam loola moo leen déranger waaye du julli ba du woor ba tey bu tubaab bi bëggoon bu gaa yi bëggoon def fépp jàkka yi te nangul tubaab bi leen naan fu leen neex def leen ci jàkka waaye moom waajal googu mu doon waajal maanaam ab idéal xidma boobu mu bëgg a defal yonente bi sallallahu alayhi wasallam tey boo ko dee xool daanaka ci àdduna bi mën nga ne l'islam dafa xaw a tumuranke ci niñ ko war a jëfee ci dëkk yu bëri waaye gis nga Tuubaa tey yàlla dimbal na ko ba loolu mu doon sàmm pour liggéeyal ci yonente bi mu nekk foyer d'islam authentique kon ci loolu nag léegi nag moom comme boole na ñaar yooyu la dimension sociale et la dimension individuelle alors ci la commencé nag créer benn modèle de société boo xam ne li ngay njëkk jàpp ci modèle boobu moo di ne tey seex bu mu mos a yebal bu la sampee ci bërëb li ngay njëkk a def mooy da ngay taxawal daara ba pare taxawal ay tool daara ji ñu commencé jàng alxuraan ak njàngaleem xasida yi tool bi mu nekk ñaari dimension mu am culture vivrière bi fi ñu koy def ak culture de rente parce que li tax loolu may ciy insister mooy Vincent Monteil dafa waxoon ci téeréem ne murid yi ñoo yore économie Sénégal ndax tonnage mu àgg ci di calculer tonnage yu village murid bu nekk li muy apporter ci économie bi léegi ci loolu nga xam ne tey lu Sëñ Tuubaa doon jàngale foofu mooy na nga jàng am xam-xam na nga am looy dunde na nga am sa autonomie économique gis nga ñett yooyu le savoir yaa ngi dégg l'autosuffisance ou bien la sécurité alimentaire et l'autonomie économique donc muy ñett yoo xam ne tey ñooy les piliers du projet du modèle de développement bu Serigne Touba xam-xam bi ci la lépp nekk ndax boo xamee sax moo lay may nga mën a faju moo lay tax nga mën a moytu feebar moo lay dimbali ci yooyu yëpp donc mu ngi noonu xam-xam bi premier pilier bu loolu weesoo nga am dund bu doy tey fii mu ne bu xoolee bu ngeen xoolee jamono yi ñu nekk nii jafe-jafe yi am ci àdduna bi tey lii bu wéyee dina am réew yoo xam ne dootuñu am lu ñuy dund ndax lépp lu ñuy dund dañ koy jéggaani waaye képp koo xam ne bàyyi woon nga xel ne nit ki war nga toujours di sàkku dund bu doy kon kooka amaana du am jafe-jafe boobu
ndax balaa dund buñ koy wax mooy dund boo xam ne day dem ba romb li nga xam ne moom ngay soxla ci li ngay jëfandikoo su ko defee képp ku nekkoon ci dimension boobu yow doo am benn jafe-jafe pour mën a continuer dund bu normal ci niñ ko mën a waxee su ko defee yooyu nag Sëñ Tuubaa defoon nag dal di tiital tubaab bi mu ko tiitale mu jële ko fi ci noonu nag boo dee xool taxawaay boobu nag nga xam ne moom taxaw na ko nag Sëriñ Tuubaa moom dal di nekk nag ab modèle ci biir loolu mu commencé nekk benn pôle nag pôle boo xam ne maanaam nit ñi dañoo commencé nag jox ko seen bopp ndax dégg gu mu déggoon lislaam doxin bi mu ci doon doxe mu nekkoon doxin bu tumuranke nga xam ne daanaka tey boo dee xool loolu mu ngi commencé depuis bi mu waxee ci la déclaration de Mbacké Kajoor nga xam foofu lay waxee ne képp koo xam ne da nga fay ñëw pour jaamu yàlla kese rek pour jàng rek astaghfirullah kese rek mën ngaa dem seeti beneen sëriñ bu lay jàngal waaye képp koo xam ne da ngaa bëgg a àgg ci yàlla yow mën ngaa ànd ak man mën ngaa toog ñu ànd dem ci yàlla nga xam moom nekkatul ci dimension purement l'ivresse wala phraséologique mais ci jëf la nekk nag foofu la laay waxee ne maanaam la philosophie de l'action foofu nag la indee jëf mu ne liñ la am nekkul nag parce que wax dëgg yàlla neexul ba neexul mais nangoo tëgg siggi jaamu yàlla wéet yooyu metti na waaye yomb na par rapport ak nga nangoo jël loolu boole ko it ak di li la war ci société bi nangoo jël alal di ko joxe am na ñoo xam ne tey dañu mel ni man xëy na mën nañoo nangoo jaamu yàlla waaye tey boo leen laalee ci alal rek duñ ko nangoo kii wala li la war ci société bi duñ ko nangoo def nga xam ne tey loolu nangoo noot bakkan nangoo defar sa ruux pour amal ñëpp njëriñ servilité boobu nga xam ne tey mooy li gën a jafe tey loolu mooy li tax moom Serigne Touba nit ñi jox ko seen bopp mu commencé nag indi benn njàqare ci tubaab bi parce que li tax ma wax indi ñaari comparaison yooyu julli mooy li am solo ci jullit mooy buntu bi waaye tey bu fekkoon ne Serigne Touba dafa yem ci julli ak woor ak yooyu rek kon tubaab bi du am benn crainte ci moom waaye modèle de société boobu mu commencé woon indi nangu googu ñu ko nanguloon fulla googu ñooñu gëmoon seen bopp ci waxin maanaam xam seen bopp loola nag dal di indi jàqare ci tubaab bi ba tax moom it mu commencé nag dal di nag jóg nag di ko wutal ay pexe ne lii il faut ñu léegi nag loolu am ñaari njeexital benn bi léegi tubaab bi nag gis na ne kii gàllankoor la ci politique am parce que ñoom gëmuñu tubaab bi ci wàllu koom ñu am doole lañ wàllu mbéy mi daanaka ñoom ñoo ko yore te boobu gis ngeen arachide ni mu amee woon doole nga xam ne tey gerte googu demoon na tey ba États-Unis li muy am doole jéem na concurrence Sénégal ak Nigéria waaye jël ay recherche am jël alal bu bëri def ci waaye fu mu jógee Sénégal ak Nigéria gagné ko ci loolu maanaam duma ko ci côté boobu ñu mujj fi ñu jaar mooy jël ci ay borom xam-xam corrompre leen ñu wax ne gerte gi baaxul indi loolu ba ñu démantelé filière gerte gi donc parce que pour wan leen doole ba ca nekkoon ci wàllu xaalis ci wàllu koom fu nekk bu ngeen laajee mag ñi bu ñu leen waxee wàllu ONCAD jamono jooju nga xam ne vraiment c'était une puissance boo xam ne kenn mënu la wax ni mu toll ci biir loolu nag léegi moom xeex boobu muy xeex nag mu dal di ko mener de manière intelligente moom tubaab bi ne dina ko jaarale ci école dina ko jaarale aussi ci système économique ci boo dee xool système économique informel bii ñuy wax nii tey daanaka foofu la jógee mooy économie bi nga xam ne ñoom tubaab bi nanguwuñu ko woon a reconnaître ci biir loolu moom tubaab bi ngeen baal mag kii bi moo xaw a wadd casque bi ci biir loolu moom tubaab bi mu dal di nag privilégié benn système économique boo xam ne ci libano-syriens yi lay jaare nga xam ñooñu la nekkoon au devant léegi ñeneen ñi nag comme mburu jeeg ñoo ñuy wax bawal ñu teg leen en marge loolu moo indi économie informelle bi ngeen di gis te économie informelle bi ba tey yii ñuy wax boo xoolee moo ëpp doole fuuf li ñuy wax économie formelle bi wala économie conventionnelle bi te gis ngeen loolu fa mu jóge xeex bu ñu doon xeex modèle bi moo waraloon loolu te bu leen fàtte ne bi xaalis bi waree daanu économie informelle boobu moo ko tuut dimbale ndax Sëñ Tuubaa loolu mu yëkkati woon muy moitié budget bi à l'époque 500 millions yooyu boo ko dee xool moom ci fi mu jógee du économie formelle économie informelle la donc gis ngeen même bi économie conventionnelle na daanu bee moo ko yëkkati loolu nag li ñu ciy jàngat rek mooy projet de société bi gis ngeen ni mu commencé ñëw fexe na ba moom day moom boppam ku la mënal sañal la te ku la sañal fa ko neex rek ngay aw donc loolu la Sëñ Tuubaa doon bañ ba tax mu defoon lu nu mel nag modèle de développement boobu boo dee xool nag léegi li nga xam ne moo ci gën a am solo moo di ne tey jii képp ku mu neex bu la neexee nga dem gëstu
tey réew yi comme sunu réew yi dañoo nekk réew yu ndóol yu tumuranke ñu de leen wax pays pauvre très endetté te pays pauvre yooyu très endetté mooy réew mu ndóol mu bëri bor noonu la ko loolu lay tekk ñun foofu lañ bokk ci ñaar fukk ak juróomi réew yi gën ndóol ci àdduna te tey xool leen réew moomu tey am ku mel ni Serigne Touba moom ci àdduna wëral àdduna ba mu daj kenn koo xam ne mos naa liggéeyu état mosul am ku dul mouridisme boo jëlee chemin de fer bi jógee Diourbel dem Njaareem nga boole ko ak jumaa ji ci valeur bi laa lay wax boole kook liñ ci frais yëpp nga xam tubaab bi dafa tegoon ay conditions parce que ay exploitation de l'homme par l'homme da koo bañoon ba ne léegi même ñi fay liggéey dañ leen di fay gars yi ne d'accord ba pare def ko addi xam ngeen murid rek ay daanukat lañ léegi boo jëlee alal boobu yëpp tey ci booba jamono yaa ngi dégg ci booba jamono moo ëpp doole fuuf autoroute à péage bi ñuy ndamoo tey te lii état ko def kon gis ngeen c'est la première fois ab communauté wala ay nit ay individu def jëfu état te doo ko dégg fenn am réew mu mel noonu nag nga xam ay jëmm mën nañoo def jëfu état ba pare réew moomu nekk réew mi gën a ndóol kon nag problème am na loolu ñëpp gis nañ ne kon am na problème bu sérieux ñooñu nga xam ne tey ñoom ci seen wàllu bopp seen capacité de mobilisation financière amul fenn Sénégal rek moo ko am communauté boo xam ne bu ñu laajte ay milliards ñu joxe ko amul fenn réew moom mooy réew mi gën a pauvre kon problème am na léegi nag problème boobu nag foofu la nag ne ñun suñu modèle kii de développement la ñu jëlul léegi foofu li ma bëgg nag ñu bàyyi ko ci xel mooy dafa am benn dimension bu am solo boo xam ne bëgg naa gaa yi bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax mooy lan maa ngi ciy ñëw kon ñu gis ne benn tudd naa fi économie informelle économie boobu gis ngeen ne bokkul ci système économique conventionnel bi tudd naa ci ce qu'on appelle l'économie non monétaire maanaam muy ak koom goo xam ne boo ko jëlee ci xayma ci xaalis day nekk lu am solo waaye ci biir ni ñuy defee duñ ko boole ci wàllu koom gi te waroon nañ ko mën a optimiser donc ñàkk jël facteurs yooyu yëpp nag moo tax sunu modèle économique lan moo ci li mu jur mooy dañoo am modèle bu li tubaab di wax extraverti maanaam sukkandikuwul ci réalité yi ci mën-mën yi nekk ci ñun mais dafa sukkandiku ci feneen ci wala ci ñeneen donc économie extraverti boobu moo tax ñun duñ ci mën a génn parce que pour ñu génn ci faw ñu am modèle économique endogène mooy li dëppoog li nekk suñuy réalité ci biir loolu nag man yàlla dafa dogal ma def benn gëstu bi ma gëstoo ma ne économie bi dafa informel am na lu ci informel naam li ëpp parce que 80% ci ñuy yëngu ci économie ci informel boobu lañ nekk donc mën nga ne suñu économie c'est une économie informelle benn ñaareel ba it mooy suñu économie donc ba pare loolu boole wuñ ko ci donc génn na ci beneen bi it mooy suñu économie dëgg-dëgg dëppoowul ak mën-mën yi tey boo jëlee tey fu ne mel Dakaaru Njaay gi tey lu mu ndóol nga gis tey bâtiment yi di jóg lu mu ndóol nga gis tey oto bu génn bu subaa nga gis ko mu daw ci réew mi ci Dakar kon am na lu xew parce que réalité bi méngoowul ak alal googu kon ça veut dire que benn ngeen baal ma xaalis boobu dafa jóge ci drogue wala dafa jóge ci leneen loo xam ne dëppawul ak économie réelle donc économie réelle boobu foofu la sunu modèle war a nekk te gis naa leen ko wax naa leen tey ci jamono modèle lu Serigne Touba bi nga xam ne tey moom la doxee puissance économique loolu li nga xam ne di ci insisté fii laa bëggoon a ñëw ab puissance économique la donte koom-koom àdduna tax ko woon jóg waaye ab jullit da ngaa war a moom sa bopp ndax boo ko deful ñu ku la moom doo sañ a jaamu yàlla ni nga ko bëggee donc day mel ni kon moom sa bopp jaamu yàlla la day mel ni kon koom-koom jaamu yàlla la alors léegi modèle boobu nag nga xam dafa war a jël l'économie réelle jël l'économie intégrative mu am caractère bu intégrative beneen bi mooy mu soutenir maanaam nit ñi ñoo koy yore waaye du nekk économie boo xam ne ay banque ko yore économie bii fi nekk nii dafa extraverti parce que banque yi ñoo ko yore da ngay gis étudiants yi yàq nañu sax xelu étudiants yi ba boo jàngee ba pare nii da ngay li ngay njëkk a def mooy man il faut ma dem xaw ma da ngay demander banque yi duñ la financer xam nga di joytu alors que demeewul noonu te yàlla xam na ne tey kooku ci boppam ak mën-mënam ci ay pexeem mën naa taxawal la mu bëgg te du dem banque loolu nag man bi ma ko gëstoo moom laa tuddee économie immédiate jamono yi ma nekk di ci gëstu di ci yëngatu ba pare fësee na ko def nag loo xam ne damay xeex pour ñu def ko ndax dafa dama jàpp ne mbir la boo xam ne mooy dindi nooteel ci wàllu koom parce que ñetti nooteel moo amoon bu njëkk bi dañoo njëkk a noot ci jëmm jël ñu def ñu ay jaam biñ ci jógee ñu noot ñu ci pexe ak koom mooy colonisation bi ñetteel bi ñu noot ñu ci alal muy
endettement bi donc ñett yooyu bu la ba ma amelee bor man dama lay moom ndax yow da nga maa amel da ngay am kersa da ngay am sama kersa da ngay dal di sumi te boo xoolee réewu Afrique yi fi nekk président yu bëri yi fi nekk loolu mooy seen liggéey daanaka ñoom bàyyiwuñu xel koom-koom gi fi nekk mais dañoo bàyyi xel banque yeeg yi demee noonu moo tax ñoom saa yu bitim réew waxee dañu naan waaw rek waaye duñ sañ a wax déet. tey boo jëlee bépp investissement maanaam alal booy jël ak ci moyen ak lépp pour defar dara dafa ji am lu ñuy wax maanaam capacité wala le coût non monétaire xam nga tey murid yi ba ñuy liggéey tey chemin de fer bi coono ñàkk jooju boo ko xoolee bu ñu leen ko doon fay da nga koy dugal ci projet bi li muy jar loola nag kon ça veut dire que kenn ku nekk yow am na lu nekk ci yow loo xam ne c'est non monétaire nga mën ko joxe donc cette économie non monétaire le coût non monétaire loolu malheureusement kon dañ ko intégré wul te waroon ko mën a intégré kon xëj na liñ ciy déggee mooy bu nit ñi nangoo tey bu fekkoon nit ñi nangul nañu tey comme ku ci nekk Macky Sall kon mën nañ def ay réalisation yoo xam duñ ci laaj dara waaye koo wóoluwul nag doo ko nangu waxuma damaa bëgg ñu xam ci may waxee nag waxuma ne gars yi wóoluwuñu Macky Sall mais dama bëgg leeral lii war a tax ñu am benn modèle économique la tax ñu mën a wóolu ñee ba jox leen ñu def ko ci la leen tax a jóg bu fekkee ne amul ci leen duñ ko nangu tey bu ñu bëggee jël modèle boobu tey ñu bëggoon ko def dans les communes par exemple communes yi comme ay mairie yeeg yooyu tey bu leen leeree ne mairie bi tey boo ko ay jëlee seen alal jox ko dëkk bi lii la ñu bëgg ñu xool dëkk bi yëpp toog lan mooy gën a priorité ci ñoom ñu ne lii la ñoom ñëpp ñu maase yaa ngi dégg dal di ko ne maire bi defal ñu ko mu leer leen ne buñ ko joxee dërëm maire bi dina ko araama laal kon xëj na modèle boobu dina tax ba lu mel noonu dal di am kon ñu gis ne en réalité donc loolu mooy modèle bi nga xam ne Serigne Touba indi na ko ci jëfam parce que wax naa ko ba may définir damaa taxaw ak benn tubaab mu ne ma le mouridisme c'est quoi ma ne ko le mouridisme ce n'est rien d'autre qu'une action inspirée de l'islam authentique et cette action elle est holistique elle prend l'islam dans toute sa globalité ma ne ko loolu la mais c'est pas une confrère c'est pas tey boo mënti jëf rek te yàlla tax nga nam ko jee am te ngërëmal sa borom rek murid nga iraada bi bu ñu ko fàtte alors donc loolu mooy li nga xam ne tey moom mooy li jóge Sëñ Tuubaa Adam Smith du woon ab économiste ab moraliste la woon wala nit diine la woon waaye jëfam moom la ñu moo ball jërli benn courant économique Sëñ Tuubaa koom-koom bi taxu ko woon a jóg waaye jëfam dafa générer ak koom-koom moom laay tuddee modèle économique immédiate boobu nga xam ne it foofu bokk na ci li tax ma gën ko taxawal bi ma demee Thaïlande ñoom wax naa leen commencement bi ma ne spiritualité d'abord mooy départ bi Thaïlande ba ma fa demee damaa gis seen modèle mu lalu ci seen spiritualité ma ne mais pourquoi pas Sénégal aussi def la même chose te ñoom it loola lu ni mel la ñu def parce que ñu ngi ko tuddee sufficiency économie philosophie la philosophie de l'économie suffisante maanaam philosophie bi nga xam ne dafa jógee ci koom gu doy ñoom loolu lañ ko tuddee te buur bi diggante 1987 ak 1997 muy fukki at ci la ko doxal dal di changer Thaïlande ba Thaïlande tey dafa romb Sénégal te 1960 Sénégal moo ko rawoon